من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam, ñi ngi nuyu képp koo xamante nii rek teew nga ci jotaay bi tey, di la jox sa wàccuwaay, di leen sant, di leen gërëm. nuyoo boobu nag ñi ngi koy tàmbalee ci ki nga xamante ni tey dañuy wax ne lu njiig njaag moom mooy njaag, muy le président de la zone 7 de la zone 14 excusez-moi de Kër Mbaye Fall, muy suñu rakk di suñu xarit, di nit ku baax, di ku yaru, ngeen gën na ko xam, muy Ibrahima Dañoxo. ndaxte nag yaakaar naa ni jotaay bii su amee tey, ginnaaw yàlla lépp day dellu siwaat ci moom, ndaxte moom la yàlla def tey mu jiite zone 14 bi nga xamante ni tey moom moo sabab ndaje bi am. kon danañ jël nuyoo boobu rek teg ko ci loxoom, di ko wax Ibrahima merci 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 mille fois. di jóge foofu di nuyu aussi également ki nga xamante ni
su Ibrahima mu ne tii lay lii tey ginnaaw yàlla ci moom la taataane ci moom la roote ci moom la jànge ba jël lenge yi ci moom muy suñu frère di suñu xarit moom aussi également di suñu lépp muy monsieur Adjuma Ndiaye président sa taxawaay rafet na sa liggéey feeñ na tey ni am na lu bëri loo xamante ni zone 14 bi def nga ko fi ba tey ñi nga xamante ni ñoo topp ci yow ñëw def lu rafet lii waaye loolu yëpp nag dañ koy jëlaat rek delloo ko ci mbooy ga parce que dañu ne lu amul seede baaxul te li may wax nii mbooloo mi fi teew yëpp mën nañ ko seede loolu yëpp source bi di jóge ci si nga xamante ni mooy suñu jigéen di suñu xarit di suñu lépp muy madame la présidente Ndeye Khady Ndiaye mu njëkkee loolu chaîne bi di dox ba egg si tey ci ki nga xamante ni moom mooy Ibrahima Dañoko présidente jërëjëf yéen ñi je crois bien que dëkk bi amal na leen njëriñ toute la commune de Mbao tey li ngeen def nii tey war nañ leen ko defal fu ñu toll di leen rendre ay hommage parce que nag yàqu leen dëkk bi ku ne xam na cadre jeunesse nu méttee nu mu naqaree gérer rawatina mbirum football ngeen jël mbir mi yóbbu ko ba tey ñuy dégg la zone 14 un peu partout dans tout le département su ngeen njëkkul it kenn njëkku leen donc vraiment ñi ngi leen di sant di leen gërëm di jël nuyoo bu nag aussi di ko teg ci loxo responsable yi nga xamante nii ñaar tey ñi ngi fii di ko teg ci loxo ki nga xamante nii bés bii tey moom lañ ko parrainel muy suñu frère di suñu xarit moom aussi également di nit ku baax muy suñu frère vieux yi ñu jël bés bi dara jaale ko mu ànd ak tous les responsables de cette commune ànd ñëw toogaay bu rafet bii vieux jërëjëf mon frère kontaan nañu ci taxawaay bi néew bi nag dama koy jël teg sa loxo rek mu laawaale ñëpp parce que temps bi daf ñu ko te ku nekk xam na ni dog jot na kenn ku nekk ci ñi fi teew ci responsable yi un par un mën naa jaar sa tur ni ko mel ñu mel nii ay ñoom Amadou Ndiaye et autres vraiment jël naa lépp rek teg ko sa loxo nga jottali li ma leen ko vraiment ñuy may nuyu aussi également ñi nga xamante nii nag tey ñoom ñoo ma jàppale muy tout le village de Kamb muy waa Manko en tant que personne morale je crois bien que bu fekkoon ni da nga ñëw taxaw dama ñëw taxaw bëgg a dem gestu gisuma kenn je crois bien que tey lii am nii tey mën na bañ a am kon bu ko defee rek ñuy may sant di gërëm bu baax li ko dalee ci chef de village bu Kamb di sant bu baax imam yi di sant bu baax suñu pap yi ak suñu yaay yi mais di sant bu baax aussi toute la jeunesse qui est derrière moi sans exception muy le bureau exécutif muy ñëpp rek sant naa leen gërëm naa leen seen taxawaay rafet na wax dëgg yàlla wéetuma benn yoon di nuyu bu baax aussi suñu sage yi nga xamante ni tey ñoom ñoo fi toog ku ci mel ni suñu grand Assane Diop nga xam ne moom du ménager benn effort pour la bonne en tout cas marche de cette équipe Manko tey fu ñu ko dégg rek moom am na ci wàllu bu rëy grand Assane jërëjëf sa teewaay rafet na ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm du ñu fàtte notre chef de village Mor Fall Malick Gueye su ma limee damay juum wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na vraiment maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm c'est normal lii tey kenn ku nekk ci ñun war na ko mën a def
parce que nag suñu mbir la xanaa yàlla dafa dogal rek ñu jiitu ñu jox ma kàddu gi ma wax pour gërëm leen nit ñi xam ne wax dëgg yàlla fa ngeen war a taxaw taxaw ngeen fa encore une fois maa ngi leen di remercier di leen sant di leen gërëm di gërëm bu baax aussi la présence de notre frère Libas Ka nga xam ne moom ak jëmm ji nga xamante ni tey moom la ñuy ñaanal tey ñoom ñoo bokk ndey ak baay moom du moom moo topp ci moom ak toute la famille de Mamadou Ka qui sont ici présents ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp li ko tàmbalee ci kaw comme ni ma ko waxee ci chef de village ba ci gën a tuuti ci quartier bii nga xamante ni fii la ñu dëkk mu polariser li nga xamante ni mooy suñu équipe bii muy Manko vraiment ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm mais ñi ngi sant aussi également képp koo xamante ni jóge na feneen ñëw fekk suñu fii tey suñu limee dañuy juum moo tax mais ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm suñu xol sedd na ku ma ne woon sax kàddu yi ma yëkkati tey dinaa ko mën dama lay wax ne non du ma ko gëm parce que tey sama xol fees na fees boo xam ne je n'arrive même pas à l'exprimer yàlla mi ñu tiim xam na ko mais du ma terminer sans nag ma sant gërëm koo xamante ni kenn la ci ñun kenn la ci ñun kenn la ci Manko kenn la ci kam muy suñu frère suñu xarit muy lépp Manko aussi muy Aliou Sow nekk le président d'honneur de cette équipe nga xam ne tey lu ñu mën ginnaaw yàlla moom mii la ñi ngi koy sant ñi ngi koy gërëm mënoon na doxale neneen parce que il a fait toute sa jeunesse ici à Kam mais tey yàlla dimbali ko yàlla ko yàlla lafal cat mu jóge fi tey yeewootul fii ci Kam su ko neexoon fa mu nekk et xam nañ bu baax parce que ñun nous sommes sur le terrain ñun homme de terrain la ñu xam nañ bu baax liy xew ci dëkk bi il est trop et bien sollicité bu ko neexoon la mu am tey yàlla wërsëgal ko ko mu jox ko ko su ko neexoon war ginnaaw tey Kam comme ni mu fi dul yeewoo mais maa ngi leen di yëgal ni toujours lépp lu mën a xew ci dëkk bi rawatina ci ASC bi daf ñuy wax ni moom lépp lu mu am Kam la ko amee donc du mës a bàyyi Kam en rate donc président vraiment ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay ñaanal yàlla aussi yàlla yàlla jàppale la yàlla yàlla lafal la cat loo mën ren yàlla nga mën lu ko ëpp déwén wala at yi di ñëw ci barke yonent yàlla Muhammad j'ai même plus en tout cas les mots parce que xol bu fees laay waxee di wax ne rek ñi nga xamante ni tey ñooy suñu frères yooyu dëdduñu ñu leen di defal hommage Mamadou Ka yàlla yàlla yërëm ko Mamadou Gueye Ndiol yàlla yàlla yërëm leen lépp loo xamante ni tey wax nañ ko fi alquranul karim bi nga xamante ni moom lañ fi wàcce tey yàlla na ko yàlla nangu foo leen di ko jotale leen yool bi ci barke yontu yàlla Muhammad barke alquran aussi yàlla na yàlla wàcce ko ci ki nga xamante ni moom mooy le président de cette zone ak ci zone bi ñi ngi ñaan ci kàttanu yàlla mi nga xamante ni moom moo am moom moo mën vraiment yàlla na yàlla defal leen wala defal ñu une réussite totale lépp loo xamante ni ñi ngi koy dégg ci ay anomalie wala ci ay naka sodul noonu ci yeneen zone yi yàlla nañu yàlla dimbali musal ñu ci bu buñ ko dund ci zone bi donc président ñi ngi leen di delloo encore une fois di leen santaat di leen gërëm di gërëm bu baax aussi la présence de Baye Goro président Jumenga ak suñu collègue président yi nga xamante ni yëpp jóge nañu ci zone bi ñëw fekk si ñu di beral ñu aussi également notre président Bana Dieng
muy président modèle bu Mbaaw muy suñu équipe fañu mi ngi nii toog moom aussi xel day fattu ndax li ma leen woon ginnaaw caméraman yi ñi ngi may kii à chaque fois pour ma jàkkaarloog ñoom président Bana merci encore une fois ci sa présence ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm ñi ngi ñaan yàlla nañ ci yàlla dugal en tout cas ci saison bii ñu jëm ci jàmm ñu dugg ci jàmm génn ci ak jàmm ci barke yonent Yàlla Muhammad je vous remercie jërë ngeen def. waaw mbooloo mi ñu ngi jégalu bu baax a baax ndax amaana ñun exception lañu ci li nga xamante ni moom mooy jotaay bi ndax amaana ñun amuñu fi sax kàddu waaye leeral dafa baax ndaxte su ma taxawee fii dafa am lu tax ma taxaw fi taxawul ma fi sama bopp ndaxte ku ma xam-xam ne heure bi ku yor bitig heure bi moom mooy sa heure waaye nit ki loo rëy rëy rek mënoo gën a rëy fa nga juddoo loo rëy rëy mënoo gën a rëy fa nga juddoo te dama bokk ci ASC bi nekk membre zone kilifa gi léegi muy naan suñu papa ji waaye xam naa li ma sol bourgeon moo tax te xam naa maa ko gën a maîtriser zone bi gën ko maîtriser ñi fi teew ñëpp ndax yàlla dimbal na ma fii laa juddoo yeroo fi màggee fi mun naa commencé ñu fi toog A ba Z waaye di profiter ci occasion bi ñaari minute ndax damaa bokk ASC Manko bu Kamb waaye tamit bokk tamit ci ñi nga xamante ne ñoo ŋànk diine ji fii ci quartier bi ñu def délégation ñëw ci man sàkku ñu wax léegi nag ñoom Abdou Ndiaye dañ doon wax dafa am solo ci weeru koor lañu nekk ñu def loo am solo ci diine muy joxe ñam ci weeru koor yonent bi sallallahu alayhi wasallam santaane ko waaye temps bi may ñu pour ñu développer ko waaye li ngay yëg ni képp koo xamante ni daal bëgg ngaa bokk ci nitu àjjana yi jël li ñam jox ko doomu aadama loolu alxuraan moo ko wax. beneen bi si topp mooy tamit ñaanal sa mbokk mi nga xam ne dafa way dawlu su ko defee ñu ngi jégalu ci kàddu ñu ngi nuyu tamit suñu awamaane di ko ziar bu baax a baax di nuyu tamit Amadou Ndiaye directeur ak Cheikh Diaw maanaam ñi fi nekk ñoom ñu ngi leen di remercier li tax mu taxaw fi nag dañ ko sàkku ci man waaye du man maa bëgg a taxaw fi te damaa bàyyi lu rëy ñëw te moo tax ma ne leeral na lu tax ma taxaw fi ndax dañuy sàkku ci man ma taxaw fi waaye amu droit taxaw fi ndax du ma membre zone te bokk ma ci ASC waaye diine moo ñu ñor moo tax diine bu ñu yëkkatee ñu jóg loolu waral ñu yëkkati kàddu pour leeral ko ñu ngi jégalu gaay ci kàddu yu baax a baax a baax a baax baax lépp loo xamante ne ab yàq-yàq wala damm-damm ñu koy jégalu di féliciter tamit àjjuma di nuyu suñu président Mamadou Dieng di président modèle bu Mbaaw ndax suñu wëlëre ak suñu papa yi toog suñu grand la ñuy wax ñoom Mor Fall ak ñoom Malick Gueye loolu laa bëggoon leeral ci jotaay bi ñu ngi jégalu ci kàddu yu baax a baax a baax di wax ni wa axir daawaana alhamdulillahi rabbil alamin. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñi fi ñëw ñëpp di jërëjëfal ñëpp di jërëjëfal surtout la zone 14 ndax man ci zone 14 laa bokk yàlla def na ko mais di jërëjëfal aussi surtout ASC Manko bi nga xam ne moo ñu dalal waa Manko yi nga xam ne moo ñu dalal ma fekk fi nag loo xamante ni bi muy fekk bi ngeen di jàng xarnu bi kaamil bi bâche bële daf ma bett ndeke seen xel mu ngi ci Modou ba léegi man bu ma gisee waa jëlee que la ñu def ci photo bi ne lee ci bâche bële yàlla na ko borom bi jégal yàlla na ko borom bi yërëm ma bëggoon rek ñu def 1 minute de silence pour moom ñun ñëpp ñu jóg taxaw ndax liggéey na ko fii tey bu ñu amee zone c'est grâce à lui bokk na ci 1 minute de silence rek bismillah. jërë ngeen jëf waaw su ko defee wax ji day xaw a di si ñun daal xam nga lu ñu mën di taxawal gars yi mais pour taxaw nii di wax aaya ñu ci daal mais nag dinañ jëm ndax boo ànd ak ay nit depuis 2005 ñu ngi ànd yaakaar naa ba tey suñu premier présidente muy Ndeye Khady Ndiaye ñu jigéen bu mën góor ba tey àjjuma jëm jóge fa tey jox Ibou dañoo yàgg na tey xale yi boo leen demee ba dajaloo di xalaat ci biir zone bi ñun ñii parce que amuñu ci lenn tey sama jabar dama naan ñëw nawetaan mu ne waaye yow nawetaan bi lu mu lay jaral lu mu lay déranger tey maintenant il a compris xam na li tax ñu doon jóg di dem nawetaan c'est ça quoi li ngeen def nii la ñuy xaar ci yéen man li ma leen di wax
ci loolu mën a def lu ne mag ñi fi nga xam ne dañ fi nekkoon jox leen cër dinaa jërëjëfal nag dinaa wax ndax da ngeen ko tuddee koo xamante ni mouvement nawetaan moo ñu meññi mais politicien bu mag laa bu mag a mag ma ànd ak ay ndaw politique ñëw fii dëkk bi nag lu ko yàq bu dee da ngay politique am position buñ la bëggee liquider rek nga ñaan non dañuy politique kii boo politiqueul doo dem de. laa gëmul yéen bu leen kenn freiné xam nga laa gëm ci yéen laa bëgg ngeen def ko ay Ibou def ko man maa la ko maa je suis derrière toi te gis naa ne ñu toog fii ñëpp kenn ci ñoom du taxaw di la jàpp ndax nit ku ne am nga koo ko gisee am nga koo koy xoolee dama ne la yow laa wax fi nga féete ñun ñëpp xam nañ ko bu dee Abdou Karim Sall mën na la jàppale ba nga mën a defar dëkk bi tey ci nawetaan lépp di dox demoon nga gis ko nga defal ko sa lépp man loolu laa gëm loolu laa gëm gaw ma ñuy wax fii non war leen fekk fii di leen coincé bu leen ko nangu fii ku ci nekk am na ko foofal mais nag bu leen ko fësal def leen ko ni ko war a defee teg leen ko ci yoon loolu moom maa leen ko wax nous sommes derrière vous kenn du leen laal Aliou xale yi dama bëgg ni ma ko waxee woon commencement bi loolu laa la koy waxee nga jël leen teg leen loxo parce que fii boo gisee tout le temps bu nawetaan di jot bu nawetaan jotee ñuy dem di dem ba final politiciens yi ñooy ñëw rek ñett jox la benn somme après di la xooloo di la wax loolu ñun bëgg ñu dund loolu tey comme ni xale yi def ni jël benn vie pare mën nañu xalaat ba suba dem seeti ji benn pilier fële mu nekk ni sport moom la jox ko parrainage ci final daaral nga man lu may wax aw ma ci nit boo xamante ne mën na ma def nangam sangam man gëm loolu xam nga ma gëm mooy def te yàlla tax te def te yàlla tax def ko ci jàmm yi boo paree foofu nag di gërëm sama soxna bu baax la koy gërëm parce que Aliou Sow mënu wax ci ñoom li may def mooy def sur le terrain rek Aliou loolu nga def parce que jël nga dëkk bi yëpp fu ci nekk café bu nekk nga dem yóbbu fa saabu suba yóbbu fa café yóbbu fa li fa yóbbu di jàppale la bés Amadou Ndiaye bi ma ko gërëm parce que si sama coordinateur tey lii xew fii yëpp moom moo ko def lépp moom moo ko def donc dañ koy jërëjëfal Cheikh Diaw chef franchement ak président des basketteurs ma ànd seeg sama goro aussi sama goro Marème Faye Sall yor kër kenn école de formation yàlla def na la léegi bientôt dañuy toxu fii Sow kër kenn dama bëgg nga jàpp ci Cheikh ñoom xam nañ ko bu baax parce que ñu ngi def di social di jàppale la jeunesse di leen former d'ailleurs waa zone 14 may na leen 10 formation 10 yoo xamante ni ku bëgg a def teinture xam nga ni que la pour affaire lépp dégg la ma ko wax ne ma may naa ko waa zone ñu dajale parce que dama ne ko ASC 12 la mu ne mën naa leen may 10 yooyu mu leen may nag ngeen jël ko jël xale yi ñu dem former ji leen affaire de passage nga dégg dafa mel ni Malick Sarr moo yegsi noonu moo nañu moo frère moo yegsi dama ngeen jël boobu donc Aliou dégg naa la daal man bu ma wax sa ginnaaw damaa ñëw sa bureau toog wax yaa ma yóbbu sëñ Mountakha yaa ma yóbbu sëñ Abdou Karim Mbacké photo profil bi may def c'est grâce à toi yàgg naa ci yoonu Mouride trop mais toog ak sëñ bi nii jaxaran di añee ak moom yaa tax man ko moo tax may sonn ci yow man ku ma defal moo ko keneen maa ngi lay jërëjëfal Fallou Doudou Yade waru ma leen gërëm délégation bi Fall Koli Xaalis Am Ñambe yéen ñëpp maa ngi leen di jërëjëfal franchement Ousmane Seck Baye Gora waaw da ngaa war a doon président bu nga war a président rek war a doon lu ma gëm laa wax da ngaa war a doon président bu la kenn xooxatal bu la kenn yëkkati mais ñaanal naa waa Banque bu pare yow yàlla nga jël deuxième donc Bagay sama borom maa ngi leen di jërëjëfal Jean sama ñaari doom yi Junior ak franchement Eva aw ma seen pay moo bébé amour moo kër maa kër non jigéen boo gisee ma mel nii gis ngeen ma daa mais maa ngi koy tëjee rek dañu wax dëgg muy tëjee rek di dem Aliou gis nga ma de soxla si mooy def bu may génn mooy xool soxla lii defal lii boo gisee sama léegi damay naaj sax xaw ma ko woon donc maa ngi jërëjëf nag di sant ñëpp donc di leen wax ni affaire baa ngi noonu président mu ne Ndamaw man dama bëgg ñu defar bi mooy ministre Abdou Karim Sall nit ku baax la man de politique yàgg naa ci ànd naa ku nekk fii rey sama bopp mais li ma defar politicien mosuma ko defar sama loxo ci kaw ba ci man Cheikh Ba li ma defar laa wax politicien mosuma ko defar mën naa nekk ak yow di rey sama bopp du ma xaar dara ci yow du ma la ñaan mais nga xam ne kii lii moo war a wax moom nga def ko njaboot dama leen di jël seede
waaye ji li ma defal nit mosuma ko defal ci politique dem naa ba ci Abdoulaye Wade barki borom Touba bii daay woo ay si foofu laay waxee daal dañ defar ñun ñi nga xam ne ñun ñooy leader yi nekk ci kanam dañ defar bu rafet donc président ci loolu laa lay woo di la wax xam naa ne sa oyof ak sa ni nga mel franchement nga jàpp ci yàlla baax na lépp dina defaru bu amee lu ci yàqu man la wax dëgg yàlla sama xol seetlu dama bëgg trop lay bon aw ma seen pay bon Moussa Diallo moom ak sama directeur waa groupe Escalade Pia maa ngi jëm madame Niang si sa bopp waa groupe Escalade Pia aussi seen partenaire la ñu fi mu daje ko am ngeen beneen partenaire bu ñëw muy groupe Escalade Pia ñoom ñooy dañu leen jàppale aussi loolu laa man li may wax mooy samay commission nag day ñëw man li ma leen laaw su ma liggéey 1 million ngeen jox ma saa yi daa ngeen jëf. ñu ne la zone 14 le premier président wala ñu ne la première présidente toog le second toog l'actuel président taxaw loolu day wane solidarité bi nekk zone 14 yàlla na ko yàlla gën a dëgëral te barkeel président. bismillahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di julli ci yonent bi bu sell mi sallallahu taala wa sallam di remercier le président ASC Manko ñu koy remercier bu baax a baax a baax monsieur Ndiaye Sow li tax ñu koy remercier mooy ñun kat jàppale bi mu ñuy jàppale doorul tey parce que yàgg na ñun ku ñu xam ñu ak ASC Manko donc vraiment monsieur le président Ndiaye Sow ñu ngi lay remercier di remercier ASC Manko ñëpp bu baax a baax a baax a baax a baax ndax dalal bi ñuy dalal ndax yaatal bi ñuy yaatal daanaka mën nañu wax léegi zone 14 16 am Manko la ne parce que chaque jour ñu ngi ci place bi donc président ñu ngi lay nuyu suñ ci jugee ñu ngi nuyu le parrain bés bi muy vieux nag dañ koy nuyu rek di yekkali pour retourner waat ci moom suñu paree ci loolu ñu ngi nuyu le président de la zone 15 de Mbao monsieur Aline Pouy te je pense démb laa ko woo mu ne ma président dinaa ñëw parce que maa ngi yow dañoo yàgg donc ñu ngi nuyu aussi le président modèle de Mbao monsieur Bana ñu ngi koy nuyu di ko remercier ci teewaayam ñu ngi lay nuyu bu baax a baax monsieur le président di lay remercier di nuyu également monsieur Ndiawar Sow ñu ngi fi toog moom tamit seeti nañ ko sunu partenaire bu yàgg la monsieur Ndiawar ñu ngi lay nuyu di nuyu bu baax a baax a baax délégation bi nga xam ni ñoo gunge le parrain je pense délégation bi nag mën nañ jaas ku ne sa tur parce que yàlla dogal nañ suñu yaay ñoo fi toog suñu maman Awa Mané mi ngi toog suñu yaay suñu xarit di nuyu bu baax di remercier monsieur Malick Sarr di ko remercier bu baax a baax a baax a baax li tax ñu koy remercier nag parce que bés bi tamit jàpp na ci bu baax parce que suñu xarit la suñu partenaire la aussi si lii ñu nekk dañu ciy jàppale te yàgg nañu si jàppale du tey donc daal ñu lay remercier di rafetlu sa teewaay si bis bi kontaan nañ ci di nuyu également monsieur Amadou Ndiaye donc monsieur Amadou Ndiaye suñu papa la ñun suñu papa la suñu xarit la suñu lépp la di nuyu madame lii Amina man li tax ma koy nuyu mooy man moom dañoo yàgg man ku ma xam-xam vie lu rasa def soo ngoon jot xam naa ko lu rasa di dugg soo ngoon jot xam naa ko vie li mu wax nii léegi si jabar ji man maa ko koy seedeel dama bëgg ñun ñëpp ñu remercier Amina bu baax a baax a baax a baax a baax tàcc ko parce que nag ku la jàppale sa nit non parce que bëgg na la ñun bëgg nañu vraiment maa ngi remercier aussi di remercier monsieur Cheikh Diaw le chef de cabinet du ministre ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax di remercier yaayu Amina muy Gorovier mi ngi fii toog madame Frassa suñu xarit la suñu maman la moom à chaque fois
dañuy ñëw këram mu ñuy conseiller sur lu bare donc vraiment ñu ngi remercier ñëpp di remercier également ñu jugee Zac Mbao ñëw di remercier bu baax a baax sama xarit sama frère sama grand frère muy Saliou Koli Zal c'est mon ami c'est mon frère parce que su ma amee fitu nekk secrétaire moo toog assemblée générale ne ma Ibou jëlal secrétaire bi donc sincèrement Zal ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la remercier di remercier également bu baax le maire parce que woo nañ ko invité nañ ko ci bis bi également envoyé nañ ko courrier woo nañ ko téléphone déggante nañ ci jëpp wax na ñoom li ñu war a wax ak moom par rapport à cette soirée di remercier également bu baax a baax le ministre Abdou Karim Sall parce que nag Rassa wax na ko léegi jàppale nañu seetaanuñu parce que nag ku waxul dëgg aussi wax li ci ginnaaw dëgg waaye le ministre Abdou Karim Sall jàppale nañu bu baax a baax parce que nag comme li ñuy wax rek histoire moom peut-être day baax tuuti ñu siy dellu si doon nañ dem di jogante maag sama frère sama grand frère comme li ko président Ndiaye soo waxee léegi muy le président Adama Ndiaye aujourd'hui ici président parce que loolu dafa am solo boobu ba tey démb léegi dama koy topp di ko woo ne ko président il faut nga ñëw parce que zone bi il faut ñu joxe image bu fort il faut ñu joxe message bu fort wane ni ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi mën nañ jogante suñu biir mais suñu paree dañuy àndaat parce que dëkk bi moo ñu ñor football su boolewul sport su boolewul warul xaajale te duñu xaajale donc président Adjuma on vous remercie monsieur le président parce que lii su la neexoon doo ñëw mais ñëw nga taxaw nga li nga war a def ci zone bi aussi yaa ngi koy def boobu léegi ñun nag comme Ablaye Ndiaye wax na ko léegi Ndeye Khady moom mënuñu ko remercier li tax mënuñu ko remercier mooy sunu yaay la ba tey jii léegi bala maa jóg pour wax déenéw ne ma soo demee commencé lii ak lii kooku kon ñun mënuñu ko fay ajaratu li Ablaye Ndiaye wax léegi yàlla la fi yàlla bàyyi suñu kanam yàlla may la wér ba ñu dem ba ñu lay teral fu ne parce que nawetaan comme li ngay wax rek lu bari su nga xamee yaa ngi ko xamal di remercier nag wax dëgg fa yàlla sunu grand frère sunu papa mën naa ko wax sunu doyen monsieur Ousmane Seck mi ngi nii toog nekk na ba nekkatul membre CD mais ba léegi ñu ngi ci biir grand Ousmane la zone vous remercie ñu ngi lay sant bu baax a baax vraiment comme li ko Rassa waxee léegi donc léegi mu jot léegi bu lépp mënuñu ko wax mais il faut ñu remercier doog a ñëwaat si journée bi li tax objectif journée bi le président Assane Pouy président yow duñu la remercier dañuy lay ñaan yaakaar bii nga am si ñun yàlla bu ko yàlla tas président fi ñu teg gis nañ ko fi ñu bëgg ñu yegg xam nañ ko yaa ñu mag fuuf bëggoon nga bàyyi ñoo sa kër ne la président doo bàyyi nga ñëw taxaw boobu tey yaa ngi ñëw taxaw ñu ngi lay remercier bu baax a baax monsieur le président donc vraiment di remercier tout comité directeur de zone 14 ñëpp ñu ngi remercier ñëpp comité directeur de zone 14 ñu ngi remercier ñëpp bureau bi également ñu ngi remercier ñëpp donc comme li ko doon wax léegi journée bi nag li ko waral léegi kese la ñun yàlla dafa def ñu fal ñu nekk ay ndaw ñu fal ñu bees ñu ñëw war a jël zone bi kat jëlee ko point A war ko yóbbu point B zone 14 képp ku ko xamul xam ne mi ngi doon dox mais ñu ne bala ñoo démarrer nañu def benn journée boo xam ne vraiment dañ siy ñaanal waa zone 14 ñi fi ne ak ñi nga xam ne yàlla jëlee na leen fi benn si kii ñu gën a xam muy moom lu baax dégâts mi ngi nii ñu ne nañ ko ci ñaanal waxtaan ko ci kaamil parce que bii yaakaar naa ni mooy première édition incha allah rabi dinañ defaat deuxième édition incha allah rabi zone 14 dañ bëggoon waa dëkk bi di football rek zone 14 social dañ ciy dugal suñu loxo zone 14 bëgg nañ lépp lu baax loo xam ne ñu ngi si dëkk bi ñu ciy woo ñu si dugal suñu loxo monsieur Aliou Sow gisuma ko dafa maa ngi koy remercier également bu baax a baax parce que aussi jàpp nañ comme Rassa ni ñu ko waxee
jël na nee na dinañu may ay emploi pour la zone 14 loolu dañ ko ciy remercier bu baax a baax a baax a baax donc zone bi dañuy woo ñëpp vraiment ni ñu woo ñëpp sans exception ñu ngi remercier les présidents d'ASC également qui sont là ñu ngi remercier ñëpp di remercier également famille Mamadou Bandeka parce que boobu léegi ñu ngi ciy waxtaan ak ñoom lii dañ ci demandé seen autorisation ñu jox ñu ko ñu leen koy di leen ci remercier bu baax a baax li ma bëggoon wax nag par rapport à la zone 14 nag ñëpp xam nañu mouvement associatif la mouvement sportif la mouvement sportif la ku ko wax mouvement bu apolitique parce que wax na ko léegi ñun yàlla dogal na ni am nañ apparence politique mais la zone elle est apolitique donc nous avons besoin de tout le monde dañuy woo ñëpp ñu ñëw jàppale ñu parce que ay ndaw lañ te bëgg nañ kat def ay résultats ci loolu mënuñu ko def sans ñi fi ne parce que dëkk bi ñi fi ne ñooñu mën a jàppale mënuñu leen tëb ñun bëgg nañ parce que dañu il faut ñu def politique ñun tamit comme ñeneen ñu koy defee il faut ñu am suñu fal comme ñeneen ñu koy defee mais su bëgguñu mu entaché benn yoon par rapport ak ñun ñu yor te yàlla xam na ni billaahi ñu leen def suñu kéemtalaay kattan ba loolu du am message boobu bëggoon naa ko lancé pour gars yi xam ko ñun ku ñu xam ñëw le ministre Abdou Karim Sall et nous l'assumons Abdou Karim Sall la ñu àndal mais la zone 14 elle est apolitique nit ñi il faut ñu xam loolu encore une fois ñu ñuy woo ñëpp ci zone bi Daz Malick ñu ngi lay woo nga jàppale ñu ci zone bi bu baax a baax a baax di woo ñëpp di la remercier également parce que boobu léegi bàyyi woon taxaw nga nekk suñu wet lu mënti am nga taxaw nga nekk suñu wet donc ñu ngi lay remercier ci loolu suñ jigéen ci loolu dañuy remercier bu baax le président Banna Dieng di ko wax ni la zone 14 pare na pour accompagner modèle de Mbao comme ni mu ko daan defee je pense am nañ membre bu ko ne muy le président Adama Ndiaye nekk premier vice président donc ñun mënuñu taxaw di seetaan modèle de Mbao parce que équipe bi suñu équipe la football la ñu gëm di woo ñëpp ñu jàppale modèle de Mbao di woo Malick Sall mu ñëw jàpp ci modèle de Mbao Malick waxal Abdou Karim Sall ministre de l'environnement et du développement durable mu ñëw jàpp ci modèle de Mbao parce que ñun football la ñu gëm football bii ñu ne moom la ñu gëm parce que modèle de Mbao bi suñu équipe la di wax le président du ma ko sax wax mu seeti ñëpp def communion boo xam ne sport dañ ciy waxtaanee ñëpp vraiment monsieur le président zone 15 maa ngi lay nuyu bu baax di la remercier ci sa teewaay parce que aussi rafet na maa ngi remercier bu baax nit ñi di remercier képp ku fi nekk di terminer les remerciements yi nag di remercier également ñi ñu ànd fii ñu garage Kalandoo ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di remercier sunu yaay yi nekk ci wàññi suba fajar teel a yeewu booba tey ñoo dem marché ñoo ci ne ñoo ñu toggal ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di remercier le coordinateur des jeunes Mamadou Ndiaye parce que suñu xarit la suñu remercier de toute la jeunesse donc vraiment pour ñu ngi lay remercier bu baax di terminer nag si le parrain ñu ngi remercier la presse qui est notre partenaire waa DTS waa RMB yëpp ñu ngi nuyu le parrain Rassa ñun ñii du ma ne man mais mën naa waxal ñu bari fii mën naa waxal Joola mën naa waxal Abdou Ndiaye mën naa waxal Ablaye Ndiaye mën naa waxal keneen daf ñu jàppale daf ñu tette man su ma duggee ci mouvement nawetaan c'est grâce à Vieux moo ma woowee le premier supporter de l'ASC Zac Mbao ñu ciy nekk di ci nekk ma nekk le secrétaire ñu dem ba ASC Zac Mbao pratiquement lépp maa ko doon def kon tey su ma toogee fii ñu may woowee le président de la zone 14 de Kër Mbaye Fall Rassa yàlla la yàlla fay li ngay yaakaar si ñun yàlla bu mu tas ñu ngi lay remercier bu baax man maa ngi lay remercier aw ma sa fay parce que lii su la neexoon nga bañ ko def su la neexoon nga bañ ci dugg parce que parrainage yi bañ ñu jël di la ko jox dañ la ko doon jox parce que pour bëgg la sonal kese mais wallaahi du sax pour dañ la bëgg a rendre hommage wala dara parce que suñu lay rendre hommage je pense mën na demee neneen ñu nii zone bi nag li may wax rek ñu fi war rendre hommage dafa bari te incha allahu rabbi yàlla nañu yàlla bàyyeeg ñoom suñu yaay nday xarit suñu yaay lañ ko war rendre hommage bu baax a baax parce que liggéey na ko fi donc ñëpp
àjjuma bi président Assane vraiment maa ngi sant ñëpp ngeen xaar ndox. wala ma wax dara sànq bi may def sama discours yéen presse bi dama leen fàtte xel bu fàtte quoi dama fàtte tuuti parce que ni ngeen ma jëlee sama kër def caravane gis naa li ngeen ci sonnee ci daw comme si moom gis naa sax ministre buy génn doo leen def loolu mais tey li ngeen def franchement mënu moo leen ko fay yàlla leen ko yàlla fay ça veut dire que yéen a ngi wane ni li may dundee yéen sur le terrain et jàpp ngeen ma ci sànq dama bëggoon koo wax mais amoon occasion bi comme xel day fàtt ndax sama waa ji ñëwagul woon moo nekkoon sama problème muy Malick parce que ku ma xam ci politique biir mbaaw xam naa moom yàgg nañu du tey kii am naa jafe-jafe nekk ci biir dëkk bi mu fat ma këram pendant des années Malick Sarr mii ànd nañu fu ne ku ñuy wóolu ci àdduna man xam naa ci laa bokk parce que nit di nga am foo jaar ak moom am loo dund ak moom dina la xam moom xam na moom bu baax donc bu ñëwee ci bés bi ma ñu tuddee ma bés bi man ma dippee ko wax man du ma ko raay comme ni ma leen waxoon sànq moom moo ne ma jàppaleel Aliou Sow jàppal ma Aliou Sow donc Aliou bu ci defee démb bi mu waxee dana moom ndax Malick ma ne ko Malick def na ministre def na yow booy fi mu toll nii boo dugalee sa loxo rek mu def mu yëkkati si li mu ngi am moom mii tey moo waral bés bi yëpp parce que tamit nit buy organiser et ku ko jàppale la bëgg donc man su may wax aw ma mënu ma mais genre moom mii Malick moo tax ma ñeme lu bari fu ma dugg mu ne taxaw fenn c'est grâce à lui ragal pété nag day xañ a wërsëg yàlla boole nañu comme ni ñu koy wax yaayam am lu ma waxoon yaayam wàllu la dama dëkk ak moom nekk ak moom ci biir kër gi maire bi saa yu xëyee dina yëkkati juróomi téeméer wala ñeenti wala junni jox ma ne mu fii xam naa ni jamono donc ndax li may jàppale doomam kuy seetlu loolu ci doomu aadama borom baax nga mu ngi xool ndax yaa ngi lekk wala lekkoo donc dafay baax ci bés yu mel nii nga mën a taxaw pour wax ni Malick loolu sa yaay defal na ma ko ba tey moo tax ma lay wax toujours fi mu taxaw man la da ngay am lu baax parce que sa yaay wàlluwu la donc di ñëw ci bés bi donc bu ay gërëm wala sant comme ni ko xale yi waxee rek ñoom bi ñu ñëwee taxaw dañu def benn affaire du jàppale parce que Ibou man dama koy wax ni rakk la doom la bi ñuy ànd boobu xale la ma gis ci moom parce que lii mu doon nii tey dama ko gis bu yàgg gis naa ko bu yàgg pendant des années fu ma jëm dama doon ànd ak moom fu may dem fu ne ànd naa ak moom aussi mu doon xale bu dégg nangu pour mën a dem parce que nit li gën a am solo ci doomu aadama mooy ngay am dégg surtout booy nekk ay mag jàngal nga dégg dem sa yoon donc bés bi loolu laay wax su ma ko jëlee jëluma ko pour wut ci lenn parce que boo xoolee ni may défuloo nga xam ne man du ma ay pare non ma ci loolu quoi man bàyyi faa laa dama koy dund donc suñu ma indee fii ma ñëw fii nekk si damay ñëw nekk ak ñoom jàppandoo affaire bi zone bi nag suñu zone bopp la parce que ñoo ko créé en 2005 ba léegi ñu ngi ci Ndeye Khady jël jóge fa ak yu ma jël ba tey Ibou moom mu wér ko ni donc mënuñu ko seetaan xale yi nag ngeen gis ñi gars yi di wax ci dëkk bi dañoo am fulla de dañoo am fulla am fayda ba pare am personnalité mën a liggéey parce que zone bi diiraa gars yi fi nekk yëpp ñun ñooy liggéey zone bi Abdou Ndiaye tey bi doon président organisation bi muy ñëw boobu mu ngi toll nii ma jël ko formé ko teg ko sama loxo di ko won affaire bi di ko nan lii nii la ba mu wóor koo tee bi ñu def AG dama ne ko non jël ko parce que il faut nga mën a xam mën a bàyyi poste parce que man li tax ma bàyyi nawetaan poste dañu taxaw di football match nawetaan am équipe bu ñàkk booy di saagaay ndey saaga yu métti ba yegg si man ne yow non vieux bokkoo ci ma ne non déwén dinaa ci bokk comme ren bokkuma ci saaga yi déwén mën naa cee bokk donc dafa jot ñu joxe place yi pour jox xale yi ñu dem donc xale mooy def nawetaan xale moo ko mën a yóbbu moo tax bu ma gisee ñoom ñu nekk ci ma xool leen ak ni ñu mel diaboliser nañ leen nekk ci dëkk bi wax nañ leen ñu nekk ndax féete mais nit ku ne am nga foo féete ñoom leen Abdou Karim Sall defal ku mu ko defaloon nga faral moom booy yi ñu leen Abdou Karim Sall defal ku mu ko defaloon nga fa ànd ak moom ñun yàgg nañ fii embauchement ñu jox la ko yii dina toppatoo loolu bëgg ñu taxaw ci booy ministre nit la woon ci ñoom mais ministre boo xam ne ñoom dañ koy woo téléphone mu jël leen di leen woo këram di toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom mais gars man moom yàgg naa fréquenté ministre Malick mi xam na li may wax yóbbu na ma fu ne dugg naa fu ne mais xale yi xamuñu woon loolu bu ñu gisee lu mel noonu nag ànd ak nit ki nekk ak ñoom pour man loolu dañ ko war a rafetlu parce que kuy def lu baax aussi dañ koy rafetlu mais fii dañuy bëgg a jël di diaboliser booy yi di leen dugal ci canal ay far fii far fële far leen fu leen neex ba kenn laal leen maa ko wax kenn du leen laal donc bis baa ngeen loolu di leen jërëjëfal bu baax di leen wax Amadou Ndiaye aw ma sa fay ak toute la délégation bu ma jëlee Zane Mbao ku
jógee ci bés bi ñëw jàpp am na ñoo xam ne tey dañ may woo téléphone boobu ba léegi bëggoon a ñëw mënuñu ñëw man xam naa quoi donc mbir maa ngi noonu yeneen bés yaa ngi ñëw Malick Sarr aw ma sa fay parce que dañ ci jàpp bu baax a baax su la neexoon téye sa loxo mais démb dama woo sa bureau woo booy ba ñu ñëw nga yëkkati ma ne ma amuloo xaalis loolu la ma ko waxee amuloo dara maa la jàppale daf may mbalak donc merci Malick jaa ngeen jëf. kon Malick Moussa Cissé. te Awa Mané aussi Awa sister bon aw ma lu ma ko fayee moom daf ma jël daf ma conseillé fal ma ko bu ñu ko falee chargé de mission Awa sister aw ma lu ma la fayee merci gis naa enveloppe bi gis naa lépp mais zone bi après nañ ma sonal enveloppe bi bari na de. kon tey à l'endroit de ces jeunes. waaw salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp te di kontaan lool ci ndaje mi mu rafetee nii di sant yàlla bu baax a baax a baax di souhaiter bon ndogu à tout le monde li kaddu yi ma fi dégg tey mon frère nekk na kaddu yu responsable man loolu laa njëkk a noté ndaxte dégg président zone mu taxaw ñëpp dégg ko mu ne la zone est apolitique. Je pense que loolu c'est une phrase à mémoriser. La zone est apolitique. ku nekk am nga droit far fi la neex ñoom Abdou Karim Sall la ñu àndal te loolu am nañ ci droit mais loolu ça n'a rien à voir avec les activités sportives culturelles et sociales yi nga xamante ne bii moom la zone bi yor comme sacerdoce war ko liggéey fii ci commune bi. En tout cas ku dégg yooyu kàddu xam ne ay jeunes responsables lañ te liñ leen dénk xam nañu ne ils seront à la hauteur. En tout cas maa ngi leen di souhaiter plein succès ci seen mandat bi te leen ñaanal yàlla ay mandat yu bare parce que je sais que inchallah rabbi ils vont faire des merveilles dans cette commune bu soobee yàlla. parrain bi nag man dama ci kontaan ndaxte ñëpp xam nañ ne sama nit la man ak Vieux nous sommes indissociables ku ko parrainé mel na ni mën nga parrainé moo tax suma wareef la ma ñëw teewee ko te lépp lu nga xamante ne bii aussi yàlla mënal na ma ko def naa ko ci turu monsieur le ministre Abdou Karim Sall ndaxte lépp lu ma ciy def rek dama ci waxtaan rek monsieur le ministre ndax sama posture moo tax monsieur le ministre moo may sant ma def kon nag kontaan naa ci li nga xamante ne bii def nañ ko bi journée bi réussir nu mel nii kontaan naa gis fi aussi l'ancien président de la zone muy Adjouma Ndiaye mu taxaw ci côté cette nouvelle équipe dynamique loolu rafet na gis fi aussi ñoom Ndeye Khady gis fi tous les présidents d'ASC loolu wane na ne l'équipe est déjà unie te inchallah rabbi équipe bu mel nii buñ ko jàppale yàlla dana defal ndam parce que déjà le signal est donné mooy la dynamique unitaire gis Assane Pouy gis président modèle de Mbao Banadien kon ça veut dire que c'est le monde sportif Mbaowa qui est aujourd'hui réuni autour de cette zone pour jàppale leen kon nag mën nañ ci am yaakaar yàlla na leen yàlla jàppale defal leen ndam Ibou on te souhaite plein succès te message yi nga fi envoyé sànq dégg nañu ko bu soobee yàlla danañ ci taxaw wax nga ay message yu responsable modèle de Mbao c'est l'équipe fagno de la commune jàppale leen dagan na bu ko yàlla defee inshallah rabbi nous sommes disposés message boobu aussi dégg nañu ko en tout cas ñu ngi leen di encourager ñu ngi leen di féliciter ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen ndam ci seen magistère bi jërë ngeen jëf.